asalaamaaleykum mbokk yi di leen nuyu ku nekk tuuram ak santam di leen jégalu ci li xamante ne minute de retard ñu def balaa ñu démarrer seen émission lii xew rek mooy journalistes yi dañoo biddanti xamante ne dañu war a ñëw ci émission bi ñu ngi ci yoon bi di ñëw moo tax ñu war a commencer émission bi xëy na ji am na kuñ ci jël ci téléphone bi le temps ñu egsi ci émission bi parce que rendez-vous bi dañ ko war a respecter pour auditeurs yi ak téléspectateurs yi ñu ngi ak ligne bi Bamba Kassé mooy secrétaire général SYNPICS Ibrahima Baldé bu nekk si convention de jeunes journalistes jot nañ ko sànq téléphone moom tamit yegg seegul waaw lii nag doy na waar journalistes yi mu ngi noonu daal Bamba Kassé ñu ngi lay nuyu Bamba Kassé ñu ngi koy jëm a jot ci téléphone bi pour ñu mun a démarrer émission bi parce que tey dañoo fas yéene waxtaanee mbirum presse sénégalaise xam ngeen jafe-jafe yam temps yëpp ci presse bi ak coono bi ci am ak nu muy doxee. yaakaar nañu xam ne ñoo ŋànk presse bi nekk ay syndicat nekk tamit ay jeunes nekk ci presse bi di ci liggéey nga la seen i convention dafa laaj ñu toog waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne moom moo xew ci presse bi naka lay doxee ak jafe-jafe yu ci am ak tamit maanaam xolli gunóor yi ñu xam ko ñu waxtaanee ko te ku nekk ci responsabilité am ci liggéey bi nga xamante ne moom la ñu war a def pour mu gën a set mu gën a jaar yoon parce que loolu moo ñu war ñu ngi xool da nga mun a am Bamba Kassé en ligne. ñu jëlaat ko di xaal Ibrahima Baldé tamit war a ñëw muy convention des jeunes reporters émission bi comme ni ñu ko waxee woon démb ak ñoom à 7h30 waroon démarrer Bamba Kassé ba léegi Bamba Kassé nekkatul en ligne parce que téléphone bi doxul dañ ko xoolaat encore dañ ko mën a càmbaraate parce que maanaam daal suñu naatango yi daal moom ñu ngi muy loolu daal ñu ngi jëm a gën a maanaam càmbaraat dëgg mun nañ am Bamba Kassé ak kii di Ibrahima Baldé ñoom ñaar ñoo nekk li nga xamante ne ñoom ñooy ngànk presse bi Bamba Kassé mooy secrétaire général SYNPICS syndicat bu ëmb journalistes yëpp kii di Ibrahima Baldé moom mooy yore convention des jeunes reporters du Sénégal waxtaan ak ñoom ci démb ba kale rendez-vous ak ñoom ñu war a ñëw tey waxtaan ak askan wi ci li nga xamante ne moom moo xew ci mbirum presse bi ñoom la ñuy wër pour daal ñu waxtaan ak ñoom parce que jëloon ñu rendez-vous ba day ñuy xoolaat ci ak technique bi naka la ñu mën a jokkoo ak ñoom parce que téléspectateurs yi ak auditeurs yi ñu ngi xaar ñu ñëw waxtaan ak ñoom ci nga xamante ne mooy xew ci presse bi ñu waxtaanee ko ndaxte bu métier amee jafe-jafe dafa laaj ñu wax ci métier bi wax ci jafe-jafe am ak yooyu journaliste yi nag il faut ñu def leen carton rouge parce que journaliste bu ñëw retard moom ci émission moom musiba naaru lay la parce que journaliste yi ñoo war a nekk les premiers à respecter les rendez-vous. waaw léegi Ibrahima Baldé dugg na ci studio bi waaye Ibrahima Baldé yow auditeurs yëpp lay xaar su boobu léegi. yow ak Bamba Kassé li waral ngeen tardé. ñu ngi tuub de xam nga rek ak tabaski bii nii yeewu fajar gi. tabaski man séeréer laa quoi. tabaski passé na mu yàgg de tabaski moom passé na mu yàgg wante ñu ngi tuub di nuyu seen mbokku auditeurs ak seen mbokku auditrices yi bu baax a baax. grand laa lay woowee maa ngi lay ziar bu baax a baax. di ziar waa Sénégal yëpp. waaw dañu doon waxtaanee tey ci mbirum presse sénégalaise. gis nañu fan yëpp jafe-jafe ci am. attaques yi ci am ak yooyu dañu war a tey nag teg ci table bi di waral jafe-jafe yi. jafe-jafe yi yaakaar naa ne du guleet tey presse sénégalaise di am ay attaques. yi temps Ablaye Wade 24 heures chrono ak li ci topp gisoon nañ ko fii. agression yi presse bi bëri na. ba ci mujj am mooy écho. d'abord en tant que jeune reporter président des jeunes reporters du Sénégal ban jàngat nga ci am. grand balaa maa tontu ci question bi xam naa di nga ma may ma jaale waa Sénégal bu baax a baax ci doyen bi nga xamante ne gédd na àdduna muy Babacar Touré di wax ne rek ñun ñëpp a ñàkk. ak képp koo xamante ne aussi tamit démocratie moo la soxal fii ci Sénégal. di wax ni rek man jotoon naa ko fréquenter tuuti. ndax jot nañ liggéey bi mu nekkee ci boppu CNRA bi mu am ay valeurs yu bëri yum ñu daan wax ni journaliste moom la am li ma gën a nag jàpp ci moom. en tant que jeune reporter mooy journaliste day am fulla am fayda bañ a xeeb métier bi nga xamante ne mu ngi koy def. parce que da di loo xamante ne am na solo trop ci jamono jii ñu nekk parce que gis nañ ni amaana am na ay gët yi nga xamante ne moom la askan wi di ñuy xoolee donc jot na ñun jeune génération bi ñu am benn taxawaay boo xamante ne vraiment dina tax ñu gën ñu bàyyi xel
wax ni suñu liggéey mooy taataan ay xibaar jox ko ñi nga xamante ne ay xibaar yu wér jox ko ñi nga xamante ne moo di askan wi ci loolee dina di wax ni rek li xew journal Echo du pour journalistes yi parce que soo waxee tem ñu ne affaire de corporatiste la alors que démocratie moo nekk en danger parce que su demee ba taskatu xibaar ci biir réew amatuñu droit joxe ay xibaar naam sax ay xibaar yu wér la donc il faut ñu toog non seulement pas taxaw ñaawlu rek comme niñ ko faral di gisee mais il faut ñu am benn jàngat boo xamante ne moom lañ ci am li ma mën a jàpp ci jamono ji ñu toll mooy affaire de banditisme la parce que soo seetloo joxe xibaar rek naam sax yow mi nga xamante ne ci xibaar bi ci yow la tegu am nga ay moyens parce que on est dans un état de droit dëkk bi ñu nekk dafa am ay yoon am ay règlement am benn cadre juridique boo xamante ne moom moo ëmb pratique professionnelle code bu bees bu yees bi nga xamante ne voté nañ ko yeesul sax parce que depuis 2017 la am na ay ponk yoo xamante ne tey nit ki suñ la tuumaalee suñu la porter atteinte à la dignité humaine am na yoon yooyu jaar code de procédure pénale am na yoon yooyu jaar donc suñu demee ba nga xamante ne tey ci wàllu média journaliste su bindee ñu attaqué ko donc dafa fekk ni xëy na am na taxawaay boo xamante ne ñun journalistes yi am na taxawaay boo xamante ne nguur gi am na taxawaay boo xamante ne képp ki nga xamante ne démocratie intéressé na la ça veut dire que taxawaay boobu noonu matul woon. soo gisee la xew ca 24 heures chrono ak ca L'As. Ça veut dire que ñun journalistes yi suñu booloo dafa des. soo xoolee la xew ci Echo am na yenn journalistes yu indigné wu am na yenn journalistes yoo xamante ne sax maanaam dafa mel ni affaire bi daal safatu leen muy def ñaari jàngat benn jàngat bi mooy yéen ñi nga xamante ne yéen i doyen de la presse war ngeen am taxawaay boo xamante ne jeunes yi ils sont conscients des enjeux ñun suñu liggéey la parce que sooy dugg ci métier bi naam sax sooy dugg ci métier bi am na yoo xamante ne des prérequis yoo xamante ne xëy na am nga ko parce que gis nga ni bëgg nga ko déjà bëgg bi rek dina tax ki nga xamante ne suñu laalee sa naataango nga war a mun a jóg taxawu ko parce que demain Bamba Kassé il est en danger keneen ak keneen en danger donc da di loo xamante ne tey lu ñuy ñaawlu la vraiment di wax ni rek ñun fee moo ñu intéressé suñu waxee fee mooy dañuy wax ni police scientifique dem na foofee ca ëttu yéenekaay boobu noonu donc ñuy xaarandi lan la enquête bi di mujjee ak ñi nga xamante ne ñoo compétent di wax ni rek dañuy topp mbir mi ba fa mu mbaxanee doonee benn te duñu bàyyi parce que li xew tey li xewoon ca L'As ak 24 heures peut-être réaction bi nga xamante ne journaliste amuñu ko woon du doon bi nga xamante ne moo di du journal Les Échos di leen di masaw bu baax a baax di wax ni aussi lii taxul journal bi génnee le lendemain numéro parce que soo xoolee ñëpp am nañu ay ordinateur am nañu ay smartphone man par exemple ci élection présidentielle yi passé sama portable laa doon bindee samay article donc ngeen ñàkk kase journalistes yi tey taxaw nañ temm pour jox ay xibaar yu wér ñi nga xamante ne ñoo di askan wi. jërëjëf Ibrahima Bamba Kassé ñu ngi lay nuyu yaay secrétaire général SYNPICS waaye ñu bëri ne nañu carton rouge parce que journaliste bi ñëw en retard moom si émission moom loolu moom foofu beneen affaire la. absolument amuñu benn excuse bu ñu mën a teg ci table bi ndax luñ la wax jox la waxtu wax dëgg yàlla waroon ngaa jël sa matukaay yëpp ba mën a teew. ci waxtu wa nga nangu wax ci waxtu wi. parce que léegi patron nga quoi. déet maa ngi jégalu du ma patron de. da ngay du ma patron damaa bëddanti rek. waaw léegi bu ñu loolu weesu Bamba li xew ci mbirum presse bi ñëpp ñaawul nañ ko nee nañu du guleet ñu attaqué ay journaux fii ci réew mi te xëy na gëdd bu ñu war a jox journal joxuñu leen ko est-ce que journaliste nekkuñu amuñu responsabilité ci loolu ci gëdd bi leen war a jox ful ak fayda bu ñu war a am ci seen métier. mën naa ne salaamaaleykum Alassane salaamaaleykum auditeurs yëpp ak maa ngi nuyu sama naataangoo di sama rakk Ibrahima Balde dafa woon naa ne nag man bu ma tardé moom dina ñëw ci waxtu waaye xëy nii la ko yàlla bëggee li ñu mën a jàpp rek Alassane mooy li njëkk te jàpp naa ne sama naataangoo jiitu na ma ci mooy déjà ñu saluer mémoire ñi nga xamante ni ñoo doon suñu kilifa ci métier mi
te yàlla moom leen doon ñu jàngal ñu tamit ay valeurs bokk na ci valeurs yi respecter heure. waaw tey moom vraiment dañuy autoflagellé wu ndax dañoo juum bu loolu weesoo ma ñëw ci sa laaj bi li xew ci réew mi dafa lëmbe àdduna te it magum xamoon naa ko moo gën magum waxoon naa ko moo gën magum xamoon naa ko li am nii ñaanuñu ko yàlla waaye jàpp nañu ni xëy na am na yu gën a garaaw yuy ñëw ci kaw ci kanam ndax dañoo nekk ci jamono joo xamante ne li war a ŋànk mécc mi ñu defaraat ko loolu dafa des ba tax na ci bopp askan wi bëri na léegi ay xibaar yu ñuy joxe yoo xamante ne bu benn dañ naan wërul ndax wóor na rajo ko wax est-ce que dëgg la alors que bu njëkk ba boo déggaan xibaar ci ab rajo wala ñu liir ko ci ab journal da nga naan dëgg la loolu mooy benn ñaareel bi explosion bi ñu noté ci réseaux sociaux yeeg yu demee noonu dafa andi beneen phénomène mooy phénomène bi mooy de plus en plus critique yi nga xamante ni dañ koy adressé médias yi dafa bëri saa su ne nga dégg ñu naan way journal bi nangam ak nangam dugg na fii génn fii léegi dem sax ba ñàkkal fayda loolu yëpp nag buñ ko boolee da ngay dellu ci li nga xamante ne mooy doxal am réew mooy lan mooy fi bi may ñëw nii li ma tardé damaa respecté code de la route damaa yor sama ndax daamat gi may dawal dafa am yoon wu état bi teg ne yoon wii moom la képp kuy dawal ak loolu mënti dal moom ngay respecté donc yoon wi nga xamante ni tamit moom la ñu war a doxalee suñu média bi yoon woowee boo dafa am lu ci gànk ba tax na xëy na sax ki nga xamante ne mu ngi jóg di dem di def lu ñaaw di dem naan damay faj sama mer wala di def xëy na kookee sax lu yoon woowu da ko tënk ndax ni ko Balde waxee dëgg la bu fekkoon ni journaliste day juum médecin day juum médecin bi faj léeg-léeg mu juum léeg-léeg nga dem si médecin mu def diagnostic boo xam ne baaxul kon ni ñu mën a nangoo ni médecin bi mën naa juum noonu war nañu ko mën a nangoo ni journaliste bi mën naa juum mais bu fekkee ni nit ñi xam nañ ni bu journaliste bi juumee ci yoon wii lañ war a tegu xëy na yenn réaction yu bon yi nga xamante ne moom la ñu noté ci laas réaction yu xëy na du am donc moo tax ma ne lépp nañ ko delloo ci ñàkk yoonal bi nga xamante ne moo am ci métier mi te ñàkk yoonal boobu état du Sénégal mooy le seul responsable beneen bi ci des mooy gis nañ fi bëri nañ fi ñuy ay kër wala ay kuréel yoo xamante ne dañuy yëngu nee nañ yow yaay jëmale ci wàllum tasum xibaar te it ñooñu boo leen xoolee bu baax amuñu sañ-sañu doxalee ci métier moomu loole it code bi nga xamante ne moom nañu tënk depuis lu ay ati ngi ni gars yi lànk ne duñ ko appliquer loolu moo waral lu mel noonu dégg naa la bi may ñëw léegi si rajo bi nga ne am na sax ñoo xamante ni ci nguur gi te loolu ci jamono Abdoulaye Wade la commencé dañoo am seeni média wu bopp média boo xamante ne dañ ne ku nekk ci nguur moo ko moom ndax loolu média boobu ak ña fay liggéey lu ñu professionnel est-ce que média boobu dina taxawee toogee njaaxaanaay bu toogeewul njaaxaanaay ndax li muy joxe xibaar lay doon wala propagande lay doon ndax dañoo war a seetaan réew mi ba dem mu mel ni na ma ñuy jéggal ma ci Côte d'Ivoire nga xamante ne parti politique bu ne da nga am sa journal boo pare ne boo xëyee boo gisee titre yi da ngay xam ni li xew ci ëttu politique bi moom la ñu retranscrire rek ci média yi ba nga xamante ni askan wi dañuy dem sax ba dañuy réer ndax li ñuy jot ci ay xibaar jàpp nañu du li ñuy woowee xibaar est-ce que foofu yëpp nañu war a jëm defe naa questionnement bi foofu lañ ko war a gën a pousse ndax it jot na nag tey ñëpp taxaw temm te foofu tamit damay rejoindre sama rek dama kontaan tey ndax ñoom ñooy ndaw ñi ñoom bu fekkee ni ñoom ndaw ñi noonu ñu gisee defe naa ne ñun ñi xaw a leen féetam ak tuuti war nañu am nag fayda ak kersa topp leen ñoom ci li ñu wax ndax dañuy seetaan ba ëllëg mbir yi gën a jaxasoo nii wala ndax ñun ñëpp dañuy taxaw temm ne nag léegi nag jot na nag ñu doxal li nga xamante ne moom nañu war a doxal li nga xamante ne moo ci suñu yelleef parce que dañ si am ay yelleef ci code boobu ñu jël ko
li nga xamante ne nag mooy suñu ay devoir maanaam suñu warugar bi tegu suñu ndodd ñu jëfe ko. Balde est-ce que problème bi nekkut bi nga xamante ne léegi ku yeewu rek dugg ci métier bi. c'est-à-dire koo gëj a gis ci circulation bi rek. nekkaan na journaliste. accès métier bi dañ ko facilité. ku ñëw toog yenn saa da nga gis benn nit. war a def revue de presse. mënul lire français bu ñu bind ci journal bi. da ko bëgg a tënk ci revue de presse loolu problème bu rëy la am ci réew mi. naka la ñu mën a def aujourd'hui pour que métier bi balaa ñu ci dugg. ñu dugg ci ni mu war a wóoree. code de la presse bu ñu wootee boobu ba léegi nguur gi respecté ko. mooy code de la presse bi rek xam nga maanaam téere boobu la dafa tënk waxtaanu fukki at n'est-ce pas Bamba su ma juumul. ñu voté ko 2017. ñu toogaat ñu ne nañ waxtaanee li nga xamante ne moo di décret d'application ak arrêté d'application yi ci loolee ñu am liggéey kuréel yi nga xamante ne ñoo ëmb coordination association de presse ñu am liggéey bu rafet ci wàllu boobee mais dafa am benn mbir boo xamante ne non seulement ku ñëw dugg mais ñun suñu génération dafa am mbir boo xamante ne il faudrait que nit ñi di koy bàyyi xel. je m'explique doyen yow bi ngay jàng maanaam grève yi bariwul woon man bi may jàng Limamoulaye bi may jàng primaire CM la grève yi commencé mais grève syndicat bi gën a tar mu ngi ma fekk Limamoulaye man par exemple bi may def première aw ma woon bulletin second semestre donc di accumuler ay perte de quantum horaire maanaam élève bi nga xamante ne jamono jii ñu toll war na def 6 ans primaire soo calculer nombre d'heures yi mu passé ci classe bi 5 ans lay doon. parce que G7 def na grève G20 fële def na grève donc perte yooyu noonu soo ñëwee nekk ndaw bëgg a dugg ci métier bi am na taxawin boo xamante ne war nga ko taxawee maanaam ci wàllum formation parce que métier bi dafa nekk métier boo xamante ne soo demee sax ba nekk doyen tu es appelé à être formé. c'est un métier en perpétuelle mutation maanaam chaque jour day am ay xarala yu bees yoo xamante ne war nga ci formation permanente donc da di loo xamante ne vraiment ñun convention jeune reporter ñu ngi am benn taxaw boo xamante ne yaakaar nañ ni nag taxaw bi am na sax ay jéego yu ay amélioration mais ñu ngi ciy def ay jéego ci wàllum formation boobule parce que soo xoolee code de la presse bi lu mu wax xëy na Bamba dina ci ñëwaat balaa ngaa nekk journaliste di bénéficier carte nationale de la presse faaw nga génnee ci école bi nga xamante ne mooy yëngu ci wàllum taskatu xibaar wala nga am benn diplôme équivalent après nga mën a jaar commission de validation loolu le convention jeune reporter depuis 2004 mu ngi koy def ñun par exemple soo xoolee ci ñett at yi ñu weesu joxe nañ plus de 100 bourses des jeunes journalistes yoo xamante ne ñu ngi woon ci rédaction yi te amuñu woon formation diplômante bi mais dama bëggoon revenir ci benn mbir boo xamante ne il faudrait que nit ñi bàyyi ci xel journaliste du parparloo benn Sénégal dafa am benn phénomène boo xamante ne mu ngi développé wu te nit ñi ñamewuñu jël question bi posé ko sur la table muy journaliste yi affiché seen appartenance politique appartenance religieuse li gën a doy waar foofu nga xamante ne généralement voilà du loo xam da ngay topp nii rek donc da di loo xamante ne ñun journaliste dañoo war a mën a am détachement bu leer journaliste du réew mi la fi nekkal République du Sénégal la fi nekkal citoyen bi nga xamante ne mu ngi toog këram dafa am droit à l'information donc information bi nga war a jox dafa war a nekk suffisamment détaché de toute appartenance maanaam bokkuma ci tarixa bi mais li ñu gis ak ba ci attaque bi ci les Échos am na ñoo xamante ne des journalistes affiché carrément seen appartenance religieuse di xarab ñi nga xamante ne ñoo di seen taskatu xibaar te da di loo xamante ne lu doy waar la. te war nañ ci waxtaan point boobu bëgg naa ci interpeller Bamba parce que loolu bu amee parce que journalisme c'est métier d'intellectuel. absolument mais constat bu ñu def ci réew mi ñu amul COP sax léegi ay directeur de télévision lañu ou bien journaliste lañu. mais exactement. xam nga. COP amuñu COP. tubaab mënuñoo lire ci tubaab non c'est important mënuñoo lire ci tubaab te li ñuy bind ci tubaab la parce que wolof bi gaa ñoom maam des scandale dafa ci jéego bu rëy maanaam wolof bi permettre na population bi ñu am accès à l'information mais buntu bu xamante bu yàq journal wolof bi bokk na ci da ngay mën a wax ñaari wolof rek nga dugg ci rédaction toog di wax. waaw xam nga. te xamoo luy question de base xamoo luy pyramide inversée xamoo luy reportage xamoo luy compte rendu. amuloo sax xëy na sax amuloo benn niveau intellectuel bi. xam nga niveau intellectuel sax man duma ko gàkk ci ab làkk.
ndax am na ñoo xamante ne yàlla may na leen jànguñu xëy na français comme ñun niñ ko jàngee. waaye métier bi technique mais jàng nañ xëy na am na ñoo xam ne jàng nañ arabe nekk ci intellectuel xam nga intellectuel sax. bien sûr du loo xam ne dafa làqatu ci ab. waaye métier bi dafa bind technique la. nangu naa c'est pas pour wax CESTI. centre des sciences et de technique de l'information. exactement dafa am technique ñu koy bindee. exactement mën ngaa xarañ ci arabe xarañ ci wolof te xamoo technique bi lan la. exactement maanaam bu ñu delloo laaj bi ca boy ga li ñu mën a jàpp rek mooy journalisme dafa laaj formation boobu dafa laaj d'abord ndëgërlu waaye ci wàllum xel maanaam dafa laaj lu ñu wooyee niveau intellectuel boo ko weesoo ba pare nag nga ñu doog laa former loolu la code bi wax pourtant code bi daf ne pour nga nekk journaliste bu njëkk ba dañ ne woon est journaliste celui qui tire l'essentiel de ses ressources de la pratique du métier. boobu musiba la woon. boobu mooy musiba bu bon bi léegi nag Sénégal man dafa am benn lu ma jaaxal loo xamante ni jàpp nañu lii musiba la ndax xëy na loolu bañ koy def bu njëkk ba li ñu woowee pluralisme moo taxoon xëy na Sénégal defee noonu te it Sénégal dañuy faral di toppandoo France. France à l'époque ay ñoom Patrick Poivre d'Arvor ak ñooñu ñëpp jànguñu journalisme maanaam journalisme du seen mbir. mais dem nañ ba mujj était formé sur le tas. waaw dañuy amoon niveau intellectuel boo xamante ne sax xëy na moo journalistes yi duñ ko am. ba pare nag ñu former leen sur le tas ñu nekk ay vrais journalistes. appliquer seen bopp lu ñuy wax charte journalistique. éthique et déontologie. éthique ak déontologie ñu doon loo xam ne dañ koy sàmm. Sénégal mbir mi demul noonu dafa jaxasoo dafa mujjoon ba commencé jaxasoo bi ñu lancé pluralisme bi dans les années 2000 et autres internet ñëw sites yi mën a commencé ak affaire demee noonu état bi dafa seetaan c'est ça la vérité. état bi dafa seetaan pendant plusieurs années. acteurs yi ñoo dem ba ci biir na sa waay affaire bi mënatut a dem nañ ko xoolaat càmbaraat ko ñun ñu lëñbët ko defar ba fexe ba lijjanti benn code mais xam nga état bu toogee fukki at ak ñaar acteurs yi liggéey ba pare ne ñun jàpp nañ ñun ñi ci ne te xam li ci ne ñun jàpp nañ ne lii ak yii dafa war a changer état ne la waaw mais c'est que seen code boobu dafa am lu ci ne loo xamante ne da ngeen ñëw bëgg a piéger dafa am lu ngeen ci bëgg a dugal ndax yéen a ngi calculer ay maanaam kenn du leen topp ay daan ak affaire demee noonu loolu bu leen fàtte loolu Alassane. dépénalisation fukki at ak nangam. ñun ne non du ñu dépénaliser dañuy dépénaliser dañuy alors que loolu benn article la ci. fii ñu mujjee am benn code consensuel boo xamante ne pénalisation ba léegi am na sax mais am na nu ñu ko tëggee mais loolu mënoon nañ ko def bu yàgg dépassé ko léegi nag gis nga si jamono jooju fenêtre boobu ci la burxlu bi bëri ci la ñu bëri créé seeni mbir ne waaw man léegi journaliste la ndax dégg naa wolof wala ndax dégg naa séeréer wala ndax dégg naa beneen làkk gars yi tamit negam à l'époque aussi nañ waxante dëgg làkk yooyu kenn daaw ko jàngalee ci curricula yi donc ñu dem jëli ñooñu bi ñu ñëwee am na si ñoo xamante ni dañuy ñëw ànd ak seen humilité topp ñu jàngal leen métier bi ci biir rédaction yi ndax ba léegi code bi permettre na loolu mais am na si ñu bëri ñoo xamante ni c'est la starisation ñoom dañoo ñëw rek xëbar yi daal di dem nit ñi di leen déglu nag te bon xam nga nit aussi ñun sénégalais ku ci ne ci ñun jege nga sa langue wala sa communauté benn jegewaan boo xamante ne boo gisee ku koy doxal xëy na da nga koy topp mais ci biir rédaction yi non mais fekk aussi nga nag ci réew dañoo gëm taaxuraan. waaw xaaral réew mi dañu bëgg ay taaxuraan kat. d'accord naa de mais dama ne ci biir rédaction yi la amee aussi démission. formation ndax bu fekkee ni biir rédaction bi am na ñoo xamante ne quand même ay journalistes nañ de formation et de métier. de pratique. ñu ñëw di seetaan ci biir rédaction yi ñi nga xamante ne nekkuñu journaliste xëy na li leen andi ci rajo bi mooy di animer wala xëy na di jottali wala di traduire. maanaam wala di wax wolof daal. ñu bàyyi ñooñu fës nekk ci kanam dem ba def seen bopp xëy na loo xamante ne warut a demee noonu bu boobaa it sa waay lu mel nii lay jur. damay dellu foofu Alassane pour wax leen ne gis nga lii ñuy xeex nii gis nga bu la yàlla mayee nga am quelques responsabilités et je pense que c'est le cas de la majeure partie d'entre nous dañu am responsabilité def suñu métier et cetera mais aussi dañu am suñu responsabilité veiller. ci métier bi ba bu ëllëgee. nit ñi tuddee ñoom Babacar Touré di ko tuddee ñeneen ñi
ñun bu ëllëgee bés bu ñu demee tey ba suñu xalima damm. maanaam ñu dem defi leneen. héritage ñu mën fee bàyyi loo xamante ni mën naa amal njëriñ askan wi. ñu bàyyi fi métier moo xamante ni set na wecc. mais ci loolu bu fekkee ne dañu toog ñëpp toog di seetaan ñu bàyyi nit ñi ku mu neex tey te yow li nga wax am na ko gën a garaaw xam nga la ma ko gën a garaaw léegi. léegi dañoo nekk ci jamono yi réseaux sociaux nekk ci jamono yi xarañte yi léegi dafa yomb ñaata TV ngay dégg. bari na Mbadakhoune TV Koj Ba TV Robinet Ba TV loolu yëpp lan la ay chaîne YouTube la yu gars yi di créer xarañ ci di ci def ay mbir di ko dugal di ko proposer nit ñi ndax léegi paradigme bi il faut ñu réinterroger paradigme bi. bu njëkk ba journaliste de métier moo daan dem ci terrain bi def information taataan segg defar ba mu jekk ñu produire ñu publier léegi ku mu neex nga jóg defar la ngay defar publier xamoo ndax li ngay publier baax na xamoo ndax bon na xamoo ndax lii xel nangu na ko wala nangu loolu seen yoon nekku si te publication bi day ñëw rek proposer bu ñu proposer nag public bi ñoom ñooy taal seen téléphone ñooy jënd seen passe di xool leen neex donc ñu ne nekkuñu fi si régime boo xamante ne dañ naan fii Sénégal amul régime d'autorisation presque régime de déclaration rek la ñun d'accord nañ sax ni dañu war a continuer ci régime de déclaration mais dañ ne lii di entreprise de presse bokkul ak entreprise de propagande. boo yaa xayti ñun loolu nañ wax dañ ne décret bi nga xamante ne moo naan rajo remplir na critère bii remplir na critère bii remplir na critère bii donc entreprise de presse la en conséquent avantage ak yi nga xamante ne dañ ko relier ci entreprise de presse publicité mën na faa dem ndax entreprise de presse la subvention dina fa dem ndax entreprise de presse la nangam dina fa dem ndax entreprise de presse la waaye it comme entreprise de presse la dinañ xool IPRES ndax mu ngi fay dinañ xool ndax fële mu ngi fay et cetera ba it comme entreprise de presse te ñu fay liggéey ay journalistes nañ correct day taxaw ku ci dëng mun a am mun a rëq sa digg ñun loolu lañ wax mais bu fekkee ne dañoo bàyyi affaire bi doon ab sëbaxloo xamuloo ku am média ak ku amul média ku mu neex nga woy ba sa baat dee nga lu wekk sa micro ñëw ne léegi damaa créé jënd laa 300,000 créé naa benn site dama am média état di ko dafa nank rek état di leen légitimer état moo di légitimer ndax bu fekkee ne dem nañ ba toll ci cappaandaw ñu ne dañuy joxe aide à la presse maanaam loo xamante ne ci xaalis la bu jóge ci askan wi ñu jëmale ko woy këru taskatu xibaar yi ngir jàppale leen ndax seen métier bi ñuy def dafa am lu ci manqué ci wàllum koppar yu demee noonu nga gis fa ay Samba Suraba yoo xamante ne maa ngi nga jégal ma ci tur ci kàddu yi ñoom ne nañ ay journalistes nañ daal ay patron de presse nañ maanaam ay patron de presse yoo xamante ne ni non xam nga sa xol day métti daal état di jël si koppar yi di leen jox bu leen joxee mooy légitimer na leen fa la bëgg a jaarale propagande am mais est-ce que mais ci sa mbaxloo boobu 250 sites déjà plus ëpp na ko ñu répété ku yeewu mbër yi ñu ngi ci biir communicateur traditionnel ya ngi ci biir tàmmkat ya ngi ci biir nappkat ya ngi ci biir ku nekk créé si dem toog na def information lan la ñu war def régulation pour ñu moytu site yooyu nga xam ne du ñu ay site information ñu régule leen pour ñu bañ a indil fausse information askan wi da may may Balde man may tontu ci question ñu yàq aussi liggéey ñi nga xamante ne ñu ngi koy liggéey di ko jaarale yoon parce que constat bu ñuy def boo demee France même boo amee site internet boo ci bindee dara balaa ñuy génnee dara dañ koy valider dafa am ñi nga xam ne dañuy xool mooy forum yi mais da nga gis ay site am ay forum libre ku nekk dugal saaga ku la neex wax lu la neex yàq ku la neex mais loolu la nekk wala baal ma tuuti rek foofu Alassane baal ma moo xam naa am na si xalaat bu baax mais même tuuti ma cabaxal benn affaire gis nga loolu dafa am ñaari phénomène yu si nekk yu metti yoo xamante ne il faut ñu dindi ko bu njëkk bi mooy absence de régulation dañuy wax dëgg état moo war a réguler état moo war a xool ne man sama askan wi gis nga état boo ko yoree charge bu diis la boo xamante ne boo dul xalaat lii xew ëllëg mais daanaka tu es disqualifié pour diriger un état moo war a def loolu am na liggéey boo xam ne état moo ko def ñun newuñu bu kenn créer sa site artiste bu mu neex nga ne man artiste la damay créer sama site damay def la promotion de la culture bu la neexee di ci def ay musique ay naxa saxandang ay affaires yooyu ku mu neex nga dem seetaan ko. mais domaine information mais dañu ne du sa liggéey. information nañu wax bu fekkee ne da nga ne site d'information laa yor te sa site boobu amul benn journaliste bu muy employé. benn
état bàyyi site bi créé wu taxaw di def lu ko neex bu boobaa état moo faillir te bu ëllëgee ñooñu bu ñu defee musiba wala tooxi doona état mooy responsable. te gis nañ ko fi ñaareel bi da nga wax léegi dafa am solo fora de discussion yi nga xamante ne dafa am si biir site yi ndax da ngay créer sa site jël benn forum def ko ci biir nit ñi saa bu ñu lire article bi mën a wax seen xalaat ci article bi mais loolu en France fa la jiitoo mais foofu dafa am dañoo teg ci ndoddu média bi responsabilité wu contenu yi nga xam ne day génn ci. loolu mooy yoon sax mooy yoon. bu ko defee média bi day obligé am lu ñuy wax un médiateur quelqu'un ñoo xamante ne seen liggéey mooy Balde lire na article bi am na lu mu wax lu safaanoo ak li yoon tëral dañ koy dindi. boo ko defaatee ñaari yoon sax dañ lay bannir techniquement y a des techniques qui existent mais est-ce que volonté bi am na est-ce que cadre bi am na est-ce que tey par exemple le régulateur bi ñu woowee CNRA te ñun ñu jàpp ne dafa war a évoluer nekk ARCA est-ce que régulateur boobu am na moyen bu fekkee ni site sangam.com bañ naa def loolee di jaxase askan wi est-ce que ñooñu am nañ capacité bloquer site boobu am nañ capacité won leen ni yéen li ngeen def tegul yoon ndax bu fekkee ne ay murit dañuy saagante gi ay tijaan waaw ci biir ay site internet loolu dafa ñaaw. waaw ku ne laaxatu ci lu ñu woowee anonymat maanaam jël sa benn tur rek ne man Moussa X laa tudd di saaga ñeneen ñi sa des. te loolu parce que man murid laa état ba ko bëggee arrêté mun na ko. parce que boo bindee adresse IP bi bu ko yóbbee police xam na ne ordinateur bi moo ko. jarul sax ñu fay yegg. état na wax na def ci régulation bi ne ku fi andi propos haineux wala ku fi nangam site bu ko def yow mi moom site bi balaa ñuy wëri ki ko wax yow mi ko moom yow sa responsabilité nañuy engagé état bu ko defoon tey suba affaire boobu jeex. mais Bamba balaa ñuy wax sax état. ci mbir moomule mais site bi ci boppam dafa war a am ay régulateur. mais mooy li ma wax. soo jëlee télé maanaam télé yi ci Sénégal dañoo war a am des comités de visionnage. absolument pour xool est-ce que produit bi ñuy jàllale contenu bi ñuy jàllale méngoo nag li ñu signé ci cahier de charge bi mais sites yi aussi am na loo xamante ne aussi tamit il faut ñu wax ko dañuy bàyyi yenn articles yi nit ñi di ciy commenter yeneen articles yi nga xamante ne c'est des gens qui ont signé des contrats avec eux ñuy segg commentaires yi loolu aussi tamit nañ ko wax. waaw pour parce que loolu régulation la. mooy dóor yi mooy dóor yi. xam nga am na ñoo xamante ne xëy na ministère mën na signer benn convention ak benn site web y a pas de souci mais su fekkee ni yow propos haineux yaa ngi koy bàyyi ci benn article boo xamante ne ci Bamba Kassé lañ koy wax mais article bi ñu bind ci Alassane Samba Diop yaa ngi segg contenu ça veut dire que ñun. suñu jëmu bopp ñu ngi def yëfu yaama. mais ça veut dire que am nga capacité technique gu. waaw dindi commentaire yu bon mais beneen aspect bi nga xamante ne il faudrait que ñu relever ko mais CNRA il faudrait que mu évoluer suñu demee ba licence yi ak lépp loo xamante ne aju na ci wàllum télé rajo ARTP la après ñu doog a ñëw ci CNRA ñu ne ko kaay réguler ça veut dire que vice de forme la am. donc mënuñu tëb ñu ne CNRA kaay nga réguler alors que licence yi ñu ngi koy joxee fële te kenn xamul ci yan anam lañ koy joxe. est-ce que gëm ngeen yéen état bi nekk fii léegi Sénégal fii am nañu intérêt réguler profession bi def li ci ni war def. waaw non parce que impression bu ñu am mooy. parce que da nga gis tu vois yenn saa ay 50 jours génn. benn amu ci publicité. chaque jour luy génn. waaye fu ñu jëlee xaalis bi. waaw mais Alassane. kan mooy tiré. kan mooy fay tirage yi. régulation mu ngi commencé ci ñun. xam nga dañuy wax autorégulation mais may ma ñëw ci loolu parce que soo xoolee sa mboxloo bi Bamba Kassé di wax aussi responsabilité patron de presse yi la mën nañ wax ni cadre légal ak réglementaire il faudrait que état am benn taxawaay bu dëgër mais su fekkee patron de presse recruter benn animateur di koy fay 50 000 mu koy defal journal moo ko gënal que recruter Bamba Kassé sorti fraîchement de CESTI nga war ko fay li convention bi wax code bi lan la wax foofu. code bi lan la ci wax ci patron de presse code bi am na lu ci wax. non code bi maanaam ci wàllum entreprise de presse dafa war a am nombre de permanents yi nga am maanaam ñi nga xamante ne yow balaa ngaa nekk. entreprise de presse kan moo war a nekk patron de presse. kan moo ko war a nekk. kan moo war a nekk patron de presse. waaw man li ci lan la ci kii bi wax. lan la ci code bi wax. ci li ma jàpp ci li ma yaakaar ni balaa may juum parce que je sais que pour nekk directeur de publication
il faudrait que Bamba nga am 10 ans non man dama d'expérience bëgg ñu il faudrait que dama bëgg ñu dem ñi rédacteur en chef c'est-à-dire yow da nga boo yore sa xaalis rek mu ngaa yeewu créer entreprise de presse loolu la Non. da nekk milliardaire ñëw créer entreprise de presse teg non mais est-ce que loolu la ci code bi wax mais même Non, même soo est-ce que même code bi soo le créé le code n'est pas muet hein Hein? attention Alassane xaar Alassane même code bi su ci waxee tey chaque organe dafa war a am un projet éditorial absolument journaliste bi nga xamante ne kër ba ngay liggéeyee code bi nee na balaa ngay signer benn contrat da nga war a xam lan la ligne éditoriale journal bi wax te li ñu gis nit ñi ñëw investir loolu lañ bëgg mais dafa am code de conduite bi nga xamante ne journaliste yi ci lañ war a tënku taskatu xibaar dafa war a xam ligne de éditorialu journalam li nga fi gis mooy man xawma sama ligne keneen ak keneen xamul ligne am alors que tey dañoo war a mën a am ab téere boo xamante ne moom mooy tënk li nga xamante ne moo di entreprise de presse yi muy projet éditorial mais Bamba li ñuy wax fii yëpp maanaam feebar bi nekk ci presse bi yëpp ba ñuy wax tey code la presse bi tënk na ko Abdoulaye Wade moo ko dóor ba 2012 ñu waxtaan ci 2017 ñu voté ko décret d'application mu ngi ci table ministre bi kenn du ko bind président bu yeewoo def ko ay maanaam conseil des ministres le président réaffirme le président redit le président redemande waaye luy problème bi. waaw man loolu ma njëkk a jaaxal Alassane. li tax le président réaffirme. waaw le président réitère. loolu mu nga ci def thèse. gis nga man réitère thèse de communication nga def si conseil des ministres. réitère jàpp naa ni. réew moo xamante ni ndaje ma fa gën a kawe di conseil des ministres dañ faa dem tënk fa ñu dellu si njiitum réew mi. di rappeler. ne man de maa ngi leen di fàttali. li ma ndigal yi ma leen joxoon. doy na war mais loolu xam nga ni saa waay musiba mënta weesu loolu. dañu wante dëgg. ndi war nañu. musiba mënta weesu loolu. loolu moom bu amee mooy réew moom mu nga commencé di dem moom di départ. réew njiit mi ñu fal ko mu am doole jox ko doole yépp mu am gis-gis ne man kat médias yi j'accorde beaucoup d'importance aux médias. lii ma leen sant code bii damaa bëgg ngeen doxal ko andi leen man mais loolu man maa dem 1er mai 2018. ma def sama discours ànd ak waa média yëpp ñu ne président de la république mu ne waaw ñu ne ko code bi ci sa ay nañ ko voté 2017 ndax code bi nee naa fukki at a ngi nii ñu koy waxee bañ ko voté ba léegi ñu ne ko président de la république bu ñu toogaatee 1er mai la woon ñu ne ko 1er mai bii di ñëw bu ñu fi yàlla bàyyee bu ñu fi ñëwaatee dina nag mat ñaari at mais weesu na ñaari at mu ngi ci ñetti at mais loolu mooy moo tax ma sa question bi nga posé question bu légitime la ndax nguur gi sax du moom mooy ñuy fowee. yaakaar naa ko de. est-ce que du nguur gi moo ne bon bàyyil ma sànni leen code bi rek ñu voté leen ko ma promulgué leen ko. publié leen ko loolu bu amee. ba pare nag ñëw toog di seetaan mais gis nga seetaan bi. mais wuy ma seetaan musiba la de. dama bëgg a poser question loolu bu amee est-ce que du journaliste yi ñu nangu loolu. mais c'est-à-dire fii avocat yi. kenn du dugg seen métier. ndax dootul ñoom. magistrat kenn du leen fekk dugg foofu ordre am na fa. même bu fekkee mënuñu am ordre de journaliste. code bi tënk na lan moo tax journaliste yi toog di tekkaaral ci code bi. mais manque de solidarité bi aussi. manque de solidarité am na ci. Bamba manque de solidarité bi aussi il faudrait que ñu ciy wax parce que li comme sànq ni ma ko waxee li nga xamante ne dal na Alassane man dama ko war a taxaw maanaam assistance même su fekkee ni. non loolu day fekk ki dugg ci métier bi. daf fi dugg parce que journal la bëgg a nekk waaye boo amee chômé ba sonn yoroo dara nga dugg rek pour. waaw mais loolu loolu lépp parce que man damay yéem yenn saa gis nit ñëw ne la man damaa bëgg def presse. nga nag waaw foo sa diplôme amoo benn diplôme. nga ne ko mais loo bëgg rek mu ne loolu la ma jox bu baax. waaw mais suñu tënkee maanaam suñu tënkee. loolu mooy damay dugg pour dóor gaay. waaw non dóorukaay la kay. parce que Alassane. corruption bi daa bari ci presse bi. na ci wax bu baax sax kii bi code bi tënk na. au moins def na ay garde-fou li des mooy décret ak arrêté d'application mais su fekkee ni da nga am interlocuteur boo xamante ne su la waxee A def B parce que gis nañ ci wàllum aide à la presse bi ñu dem toog waxtaan mu ne ñu non joxe naa xaalis fii en tout cas je l'ai fait dans les règles de l'art alors que liste bi ñu ngi koy xaar. non liste bi ñu ngi koy xaar ba léegi clé de répartition bi ñu ngi koy xaar ba léegi soo déggee kenn ci kilifa yi ne la loi bi dafa 18 ñu ne ko déedéet balaa loi bi di kii il faudrait que nga abroger ko balaa ñuy wax désuétude de la loi il faudrait que nga abroger ko mais li doy waar ci mbir mi mooy dem nañ ba
ay organe de presse ñoo xamante ne kenn xamu leen sax ñuy bénéficier loo xamante ne xëy na Sud moom la am loo xamante ne E-Media moom la am. mais est-ce que donc da di loo est-ce que yëf yi ñu nekk ci nguur gi seen bopp amuñu seen organe bopp di séddale seen bopp ci aide. waaw non loolu kay kenn naa di table séddale seen bopp ci aide à la presse. gis nañ ñoo xamante ne am nañ ay hommes politiques yu am fréquence am ay site donc ñooñu tey ñoo bénéficié wu li nga xamante ne moo di aide à la presse naam sax ñun jeune reporter yi même su fekkee ñu ngi xeex ci aide à la presse que gisuñu ko sax ci wàllum rédaction yi ak doxalinu rédaction yi bu baax a baax mais gis nañ ni tey aide à la presse bi da di enveloppe boo xamante ne ministère bi ko sekk boobu rek lay xaar dafa mel ni sax loolooy liggéeyam ci wàllu média de kon xool nan la kañ la aide bi di dugg ñu woote kii man de rencontre yooyu rek laay dégg ci ministère bi mais à part beneen rencontre musuma dégg ministère bi woo média yi pour ñu tënku sur des sujets essentiels loolu aussi tamit il faudrait que ñu wax ko nan la journaliste charte journaliste protection de l'enfance loi sur la publicité boobu léegi loi sur les données personnelles donc da di chantier yoo xamante ne tey dégguñu leen ci aide à la presse rek lañ leen dégg. waaw mais lan mooy responsabilité média privé audiovisuel yi ci combaxlu bi am ci réew mi. lan mooy sa responsabilité ci loolu. mais est-ce que mën naa ci tontu Bamba balaa nga cee kii Alassane. ma la déglu. première responsabilité mooy patron de presse yi. ñu bàyyi di recruter ñi nga xamante ne duñu ay journalistes. deuxième responsabilité bi moom mooy ñu respecter seen engagement vis-à-vis de leurs employés. nous avons aussi des fraudeurs fiscaux aussi dans ce pays-là parce que. ah bon ah bien sûr patron de presse du ñu fay impôt du ñu signer stagiaire bi contrat du ñu verser caisse de sécurité sociale nga def 10 ans ci presse bi soo demee IPRES ñu ne la amoo fi sax numéro laa la wax de numéro sax amoo ko fi donc ñooñu ba pare tamit ñuy bénéficier aide à la presse parce que aide à la presse bi nii yooyu yëpp est-ce que état bi def na contrôle non état non attends su fekkee ni état bi war na def contrôle mais yéen si ñun si suñu jëmu bopp nañu sangu set ba pare. parce que chaque jour saa yi ñu xëyee ñu ngi digle càngaay suñu sangoo set ba pare après ñu doog a wax état bi kaay leen ñu xool na lañu kii mais à chaque fois effectivement état bi am na ci part de responsabilité bu rëy mais de contrôle de vérification ça on est d'accord et d'ailleurs sax dafa xaw a dafa fayir foofu mais patron de presse yi aussi tamit su fekkee ni am nañ yéene ci médias yi dox il faudrait que aussi tamit ñuy def li dëppook yoon ndax chaque jour ñu ngi wax loo xamante ne ci réew mi dëppoowul yoon. waaw ci lan code de la presse bi ñu wax xamante ne moom moo war a nettoyer métier bi assainir ko ni nañu carte rek d'identité de presse rek bu ñu ko tegoon ci ndëdd bi ci maanaam ci terrain bi dina effacer lu bëri parce que da ngay gis da ngay dem séminaire da ngay sax waaru ci yàlla point com yi mu nga xam ne dañuy yeewu rek. defar sa photo defar sa logo bind ko taxaw ci séminaire yi di wut ay per diem di xeex sax ak organisateurs yi ndax per diem moo la indi foofu information indi la foofu kenn xamul ban organe ngay liggéey est-ce que aujourd'hui jotul ñu appliquer code de la presse surtout carte nationale d'identité de presse. ñu naan carte i-rajo amatul carte ITV amatul carte nationale la balaa nga jot carte boobu nag da nga wax lu leer nañ da nga dem ci commission ñu càmbar la xool na nga war nga wax boo amul carte boobu waroo dem benn cérémonie. Alassane dafa mel ni laaj bu ànd ak tontu la sax. waaw mais nag c'est normal ndax si métier mi nga ne. waaw si mi doyen nga te xam nga góom bi fu muy xasane xam nga ko. waaw wax leen ko. gis nga carte de presse boobu bokk na ci dama naan. loolu rek déjà mun a clarifier. waaw mais bokk na ci li nga xamante ne moo ñu ci war a génne daf cee bokk rek waaye du moom dong. tey jii bu ñu waxantee dëgg bu ñu assainiree bu ñu commencé assainissement bi ci carte de presse bi commission bi taxaw na. léegi mu mat at de. ñuy installé léegi. fi mu toll. laaj ko gars yi moyens yi nga xamante ne moo war a doxal commission xam nga commission carte nationale de presse du toog rek di doxe ak di dox ndox mu sedd. ak mburu dafa war a dox maanaam dafa war a am makkaan bu muy ne am ay matériel jumtukaay yu muy jëfandikoo am ay session yoo xamante ne dañ koy def gars yi di andi seen candidaté. ñu jël seen i dossier di ko càmbar di génne ay di voilà noonu lay demee ndax dem nañ ba ci sax ni bu ñu la bañalee carte de presse bi war ngaa am ay voies de recours. à l'interne bu recours yooyu doxul nga war a mën a dem parce que commission la boo xamante ne arrêté loi moo ko consacré arrêté moo ko teg en place donc lépp lu muy jël acte administratif la. tey jii mën ngaa dem ba ñu kii ñu jox la sa carte man ma ñëw ne waroo am carte ñu ne ma lu tax ma ne non parce que Alassane diplôme bi mu joxee ne journaliste la wala dafa amul licence en nangam c'est faux
wala école bi ko jox c'est pas une école reconnue. yooyu yëpp donc moo tax ma ne carte de presse bi man ñun ñoo ko gën a yàkkamti ndax au moins xanaa ki nga xamante ne day mburxlu dina am kersa dem naan nañ ma jox carte de presse xanaa bu amul kersa boobu ñaan ca commission bi danañ am fulla ju toll nii bu ñëw ko sawaay nel mot demal nga continuer def say YouTube ak yu demee noonu waaye yow doo journaliste mu dem toog fële di continuer di def lu ko neex mais buñ ko tënk rek ci commission bi ndax piège bi foofu la nekk. commission bi dañ ko teg en place par arrêté alors que les décrets ne sont pas pris. man de ci li ma jàngoon. mooy décret d'application. ñu xamal ma ko. ne pyramide des textes. loi décret règlement mais jël règlement te décret bi génn. man à l'époque bu ñuy wax naa ko nee naa nañu jël mais xanaa décret yoo xamante ne pare na Alassane man gis naa décret yi. signé ko ba léegi. bay pare na. lu tax génnul. ñii am na si sax décret yoo xamante ne bañ koy defar ba ñuy defar loi bi di dem assemblée nationale fekk na ñu tënk ñu tënk ko ba pare. mais luy problème bi léegi nag. décret yi ñuy wax nii. naan décret il y a à peu près 7-8 mois toog nañ fii hôtel Ndiambour secrétaire général du gouvernement ñëw ministère ñëw parce que secrétaire général du gouvernement lépp luy décret fa lay jaar balaa ñuy dem table président de la république ñu andi décret yi ñu càmbar ko. ne attention ñun lii waxuñu ko woon nang nga sërax la da ngeen ko bëgg a changer nangam ba lépp na yemb ñu ne mënuñu ko signer mais moo tax ma ne la est-ce que volonté bi am na est-ce que gars yi bëgguñu réew mi tas te réew mi buy tas ci média yi lay commencer ndax léegi média taarix am na média ethnie am na média koñ am na quartier média politique am na mooy ñi far fi ak ñi far fële léegi sax parti politique yi dañuy dem ba dañuy am seen média boobu. yu xarañ nag di am seen chaîne YouTube di foofu def seen propagande di foofu lu leen neex amul benn leen lu leen ci fekk média boobu bu élection jotee ñu ne média la de. nu mu day nu muy taxawee par rapport aux différents candidats. kenn xamul état toog di seetaan bu ñu nee réguler nañu changer CNRA bi nañ ko def ARCA. am. ñoo xamante ne xëy na seen xel dafa ñaaw ne non bu ñu ko defee ARCA ñun kon dañuy perte suñu liggéey. ñu ne déedéet du ngeen perte seen liggéey mais état organisation la da ngeen am mandat parce que seen dañu fi dañuy am mandat bi durant le mandat kenn mënu leen laal. 6 ans mais bu ñu changé kuréel gi fekk yow nga jot doxal ñetti at mu dese la ñetti at yi la dese mais ñu yóbbu la ci kuréel gu bees gi c'est tout c'est aussi simple que ça. donc de façon générale xam nga affaire bi lan la. ñëpp a ngi ubbi seen i gët di seetaan affaire bi du journaliste yi rek. parce que média. c'est une affaire de société. c'est une affaire de société. de démocratie un problème sociétal. bu ñu réglé wul problème bi te it foofu damay sànni xeer ñi nga xamante ne mooy organisation de droits de l'homme yeeg ñu demee noonu. mooy ñoom Alioune Tine nag suñu grand yooyu. ay ñoom forum civil ak ñooñu waaw. forum civil attention forum civil nag mu ngi teew. waaw mun nañ ñëw gën a. forum civil kese laa si gis. mais marché bi kañ la. saa bu affaire média amee. marché bi kañ la. incha allah dina non xam nga ñun duñu fànq nguur. dafa am fi ñu toll nii suñu réew mi quand même dañoo nekk ci réew période bu xaw a sensible ak Covid bii boo defee marche ak loo ne mesure barrière nit ñi dinañ jaxasoo. te bëgg ñu ëllëg ñu jam ñu. am na pétition. waaw mais non dinañ def yeneen yu gën a garaaw yooyu mais li ma la bëgg a xamal rek mooy lii ñuy xeexuñu ko pour ñun xam nga daanaka béy wéy na mbuus. pour réew mi la. lii ñuy xeex dañ koy xeex pour suñum réew. Alassane bi nga nekkee gone doon nga jàng lire ci sa livre syllabaire waaye da nga daan lire Soleil pour gën a mën a yokk sa sa capacité de lecture da nga daan déglu rajo pour yokk sa niveau pour xam li xew ci àdduna bi c'est vrai mais aussi pour yokk sa niveau. da nga daan seetaan télé pour découvrir le monde léegi fi ñu toll nii suñu doom yi. réseaux sociaux du ñu sax xool télé du ñu déglu rajo booy bu ciy lire journal. yaa di nga bokk boo moo di nga bokk ci ñi gën a nul. ci dictée. ndax journal ay faute kese la. rajo yi kenn xamul lu ñuy wax. kenn xamul yan formule la ñuy teg. yooyu yëpp ñu toog di ko seetaan fii ñu toll nii ñun Sénégal dañu waroon dépasser fii te man foofu laay naqarlu moo dégg keroog ñu ne Mauritanie. ak Niger nga xamante ne Niger Bénin. nañ jël Mauritanie moo ñu gën a jege fleuve moo ñu séparé
peuple yi nekk fii sax daanaka ñoo nekk fële ñu ne seen président ak Mauritanie nit ñu sensible nga xamante ne dañu doon censure rek nangam moom moo jël dogal ne damay teg benn commission de réforme dénk naa ko kenn si yéen dama bëgg fii diir bu gàtt. ngeen andil ma réforme yi nga xamante ne dama ko war a def pour sama biir pour sama média yi mën a méngoo ak jamono mën a développer Mauritanie laa wax de suñuy voisins yi nga xamante ne dañ leen a rawoon ci wàllum média lu sore tey ñoom alors que fii nguur gi mooy traîner fële nguur gi mooy inciter. boo demee Guinée pareil mun nga wax lépp lu la neex. Niger dama jox benn exemple Mali. Guinée dañu am maison de la presse Guinée xam naa fa. seen maison de la presse nu mu demee nu mu tuddee. Sénégal rek mooy réew mu xam nga dafa am yoo xam ne incongruité la kenn xamul lu muy tekki am réew bon maa ngi jaajëfal d'ailleurs ci li ñu ko tuddee. suñu doyen Babacar Touré mais attention bu mu nekk cadeau empoisonné gis nga Babacar Touré yàlla na ko yàlla yërëm. yokk leeram buñ ko ne woon nañ lay tuddee maison de la presse day bañ ci dundam ndax loolu taxu ko xam lu ko tax a jóg. fexe ba li ñu woowee liberté de presse fexe ba li ñu woowee autonomie de la presse nekk loo xamante ne réalité la. te bu nekkul réalité kenn xamu fu ñu jëm nañ wax ko wax askanu ñoo ñu déglu da leen di wax ñu leer ñu dégg. gis nga jàpp nañ ni ñun fii ci toll nii nguur gi amul benn intérêt à ce que ñu càmbar mbir yi affaire yi leer dañoo am seeni média personnel da ngay nekk ci nguur gi nekk directeur général sax dem ARTP ñu jox la fréquence nga yóbbu ko sa dëkk. rajo communautaire ñoo gën def ko rajo communautaire ñu ne rajo communautaire laa yaay déedéet du rajo communautaire de. lépp la ñuy def bu élection jotee. dañuy campagne même bu dee élection goxaan bi. dañuy campagne foofu nañu utiliser doolee rajo boobu. pour mën a kii. c'est vrai rajo boobu lu koy dundal mooy xaalisu réew mi ndax buñ ne aide à la presse nga ne attention monsieur le ministre man sama rajo. waruñu woon sax maa ko moom. waaw très rapidement non attends liberté aussi dafa am nag responsabilité. waaw journaliste bu waree bind dafa war a càmbar na war a bind. teg ko ci yoon balaa ma koy génne loolu am importance la. waaw évidemment parce que soo xoolee même code bi sax wax na ko journaliste su fekkee ni jàpp nga ni lii waroo ci wax wala waroo ci bind yow am nga sa responsabilité wu bopp wax ni vraiment lii du loo xamante ne compte tenu de voilà de certaines considérations du ma ko bind donc dafa am loo xamante ne aussi tamit il faudrait que ñu wax ko journalisme day promouvoir vivre ensemble su ñu nee vivre ensemble nag mooy xool nan la société bi di booloo harmoniser di kii ba tax na di jaajëfal presse bi ci liggéey bi ñuy def ci wàllum sensibilisation ci mbas mi li parce que bépp information bu ñu joxe dañuy jàppale xool naka la askan wi war a mën a comporter parce que gis nañ ni am na ñoo xamante ne ba léegi gëmuñu feebar boobu. waaw ñu leen di gërëm di leen sant di gërëm Bamba Kassé secrétaire SYNPICS di gërëm Ibrahima Baldé secrétaire général président ak convention de jeunes journalistes di waxtaan mbirum presse bi teg ko ci table bi ñu càmbar ko jeexagul yaakaar na yéen am yeneen débat ñu gën a xuus ci biir ba xam góom bi fu mu nekk ak nguur gi responsabilité am bi def ko matal ko ba mu sëkk Assane Top ñu ngi koy bàyyi mu def journal en wolof laata loolu xëy nañu dégg anglais bi ak tonton Adda ak si li mu ñëw